asalaamaaleykum wa rahmatullah. maa ngi nuyoo di def benn live bu gaaw rek, di jéggalu nag ci ñàkk mën a xaar ñu bare mën a connecté wu, di excusé wu tamit ci le fait que c'est pas averti. ñu bare nag fan yi yëpp ñu ma doon seet di laaj ndax maa ngi ci jàmm, parce que xëy na gëj nañ ma dégg ak gëj nañ ma gis, mais di si rassurer tout le monde rek maa ngi ci jàmm ak salaam. man itam maa ngi leen di namm, parce que xam naa namm nit rek moo waral loolu. di wax ne rek que maa ngi profité vraiment ci audience bi pour souhaiter une bonne et heureuse année 2022. at bii di ñëw di at bu bees, yàlla na fekk kenn ku nekk ci yéen ci jàmm. yàlla na leen tamit 2021 bi bàyyi ci dëkk bi, bàyyi leen ci dund. mais 2022 yal na leen yàlla musal ci bépp xeetu feebar. yal na yàlla may leen ay xewul yu bare bare. maa ngi koy ñaanal ñëpp te ñaan yàlla itam année bu bees bi nekk année électorale, mu nekk année jàmm ak salaam. élection yi ñu jëm muy élection locale yi, danañ ci dugg ak jàmm ak salaam, génn ci alhamdulilah rabbi alamin. législative yi tam ni koy séntu, yàlla sunu borom bi may ñu fekke ko, may ñu teewe ko. lépp loo xam ne daal lu baax la te lu leen jikk, yàlla sunu borom bi defal ñu lu ñu jikk. lépp loo xam ne nag du lu ñu jikk, du lu baax ci ñun, yàlla sunu borom bi dàq ko. sunu sista Lat Diop Diop ñu ngi koy ñaanal yàlla may ko ndam ci mairie boobu muy wut. yàlla na ko yàlla defal jàmm. astumoro njaboot gi yàlla sunu borom bi teg ci loxoom. yéen ñi nga xam ne ñëpp kenn ku nekk ci yéen xam na ma wala xàmmee na ma, wala ma xam ko mbaa xàmmee ko, maa ngi leen di ñaanal atu jàmm ak salaam. xam naa ni ci kanam séeréer yi dañu commencé defaru dem ci baal yeeg ñoom seen ak lijjanti reer yi, ginaar yi ak yooyu, donc nit ñi duñ am jot. donc moo tax rek ma ne du bilan sax, parce que bilan moom ci ki ñu koy xaar ñu ngi koy déglu. naam amuñu ci yaakaar bu bare, parce que lan daawoon def sax muy bu waxee def discours ba pare muy chef de l'état, bu pare jàkkaarloog suñu presse bi ren daanaka amul loolu la wax. te foog naa ni ñu ngi doon xaar nag président bu weesoo discours classique bi nga xam ne moom lay def saa su nekk, ñu ngi doon ñaan mu yëy yàbbi wax ak sunu journaliste yi, wax ak ñoom parce que laajte yi bare na, wax ak ñoom parce que ëllëg xaw na lëndëm ci suñu xel. lu bare jaar na fi te nit ñi xamuñu itam ban direction la bëgg a yóbbu Sénégal. est-ce que da ko bëgg a yóbbu ci jàmm ak salaam, wala est-ce que daf ñoo bëgg a dugal ci fitna, ci yeneen i déclaration, mbirum mandat, mbirum yenn décision yu concerne justice, mbirum yeneen ak yeneen. donc bëggoon nañu traditionnel rencontre boobu mu am ko, ndax ñu mën a peut-être à travers les journalistes répondre aux questions yi nga xam ni askan wi mu ngi koy posé wu. mais malheureusement loolu foog naa du am tey. mais nag foog naa ni am nañu dinañ am tout le temps en début d'année de faire le bilan de 2021. ñun liñ ci ñaan rek mooy 2021 coow li bare woon na, yàlla buñ fi dundati at bu mel nii. at bu mel nii ci ay xat-xat, ay doomu Sénégal yi fi génn àdduna, ci ay manifester, ci ay coow. at bu mel nii ci remous sur le plan judiciaire. at bu mel nii ci mbir yoo xamante ne wax dëgg yàlla mënoon naa ñàkk. te ñu ngi ñaan yàlla 2022 ñu bañ ko dundati ak ñu bañ dundati lu mel noonu. ñuy naqarlu rek li nga xam ne dégg nañ ko muy président Macky Sall tontu bu mu tontu France 24 ñi nga xam ne ñooy laajte mbirum mandat bi mu wax ci wala mu ñàkk ci wax. mu tontu benn mot boo xam ni mot bu ma choqué la man personnellement, parce que nee na moom il n'est pas obligé mu tontu ci ay curiosité. mbirum mandat daal moom daf ko jàppee mbiru curiosité. ñu koy fàttali nag président Macky Sall ni mbirum mandat, y a rien de plus constitutionnel et de plus légitime pour un peuple, pour une population, ñu xam seen demain ak seen lendemain. mbirum mandat président Macky Sall moomu ko,
moomoo ko du sa moomeel. C'est pas parce que dañ la fal président que yow yaay yàlla yi sénégalais yi. dañ la jox mandat nga war a jeexal, ñëpp xam ne da ngay jeexal. yow yaa bëgg semer le flou là où y en a pas. yow yaa bëgg semer zizanie là où y en a pas. parce que taxaw naan duma ci waxagum parce que duma tontu ay curiosité de certains. loolu ñàkk xam li nga yor ak fi nga toog loolu moo ko waral. yàlla nañu nag yàlla dimbale naqar yu bari yi ñu dund ak président Macky Sall ci 2021 beeg ak 2012 ba léegi yàlla bu ñu dundati naqar yu toll noonu. yàlla na yàlla delloo si xelam delloo si sagoom te defloo ko luy jëriñ Sénégal. ñëpp xam nañ ni li fi am barki démb muy ay inauguration terre gisuñu ban njëriñ la mën a amal Sénégal ndaxte mbir moo xam ni def nga ci lu ëpp 1000 milliards mu waroon na jëriñ kan liggéeykat yi jaaykat yi ñii di xëy di daan seen doole te ñooñu ñëpp ne ngeen amuñu droit yéeg ci terre bi parce que Mansour Faye nee na ku solul tenue boo bëggee sol yéeg ci terre bi danga koy simmi sol yëre yi set. gëm naa ne kon ouvrier yi kon terre bi du pour ñoom. ñi nga xam ne ñooy jënd ki jaay te yendu ci transport yi te ñoom ñoo amul oto ñoo amul taxi ñoo amul particulier ñooñu tamit ne ngeen pandu yéeg amuleen porte bagage amuloon wagon bagage amuleen lenn lu pour yóbbu loolu donc ñooñu duñ dem. donc terre bi ñu ngi laaj kan moo tax ñu def ko. bu fekkente ne loo xamante ne nit bu ci xëyee paas ñetti téeméer paasaat yeneen ñetti téeméer mu juróom benn téeméer par jour loolu je pense que du ñii di góorgóorlu di daan seen doole du ñooñu ngeen di waxal donc du ñooñu ñoo tax ngeen defar terre bi. bu nekkente ne ñi nga xam ne itam danoo yor seeni oto te di liggéey jam ñaaju di liggéey ci sphère ministérielle ñooñu foog naa kenn su ñoom ku nekk am nga moyen de transport ndax yor nga oto wala am nga paasu taxi pour mën a dem liggéeyi ca complété sphère jam ñaajo yi. donc terre bi pour kan ngeen ko defar. terre bi defarul leen ko pour sénégalais en réalité malgré sax nit ñaa ngi wax ay mbiru prestige la parce que di ngeen ne am ngeen terre ni ko beneen dëkk amee wante foog naa ne yeneen dëkk yooyu balaa ñuy defar terre dañoo am lu ñu lijjanti balaa boobu ndaxte yow mënoo wax waxu terre yow teen yu doy sax amoo ko. réew moo xam ne teen yu doy amuñu ko. réew moo xam ne bu du woon ay ONG ak i bonne volonté am na dëkk yoo xam ne du naan ndox ndax ay nit ñooy jël seen alal dem di ko gas ay teen forage doy amoo ko. boo génnee fii boo wàccee premier péage bi après aéroport de Dakar ndox eau courante amu leen ko. nit ñi ku xëccalul sa bopp ndox du am ndox ba ci Petite Côte bii ñuy ndamoo ak di ko bàkkoo nit ñi amuñu ndox. dëkk yu baree ngi nii nit ñi amuñu courant ci lëndëm la ñuy nekk. waxuma nag santé bu doy waxuma nag école yu doy waxuma infrastructure yu doy. kon nag jàpp naa ni terre bi bu ñu ko defee am na leneen lu ko jiitu woon balaa loolu. waa ay la yéwén boo demee ba defar terre boo demee ba defar transport boo xamante ne da nga ni transport bu civilisé la war a nekk. transport boo xamante ne dangaa bëgg nit ñi mën a déplacer wu rapidement da ngay jël kon les masses ñi nga xam ni ñooy xëy parce que da ngeen ne embouteillage yi moo tax ngeen defar ko. embouteillage yi ku ci ne góorgóorlu yi ñi daan seen doole ñoo nekk ci embouteillage yi ñooy xëy di gont di fay 400 francs ak 4200 di yéeg ak di wàcc parce que loolu lañ am parce que seen salaire weesuwul 60 000 am na ñoo xam ne 50 000 yu mat amuñu ko am na ñoo xam ne 100 000 yu mat amuñu ko. kon ñooñu boo leen tegalee transport boo xamante ne boo ko xaymawee par weer ëpp na 78 000 de transport ñooñu mënuñoo jël transport boobu. terre bi nag li tax ñu def ko ñëpp xam nañ ko du Sénégal rek mais am na yeneen réew yu koy def mooy détourner xaalis parce que projet la yoo xamante ne boo koy def di nga déguerpir ay nit di nga jël ay suuf di nga am ay marché gré à gré di nga lijjanti ay dessous de table ci suuf ak yeneen i xeetu détournement yoo xamante ne xam nañu lan moo war a mën a tax nit ñi nangu terre boobu. waxuma nag waxu entreprise étrangère yi surtout française yi nga xam ne muy Alstom ak yeneen yi nga xam ne nekkoon nañ ci ay jafe-jafe te ñu waroon a def ay marché ak ñoom président Macky Sall war ko def ndax ay partenariat yu mu signé ak ñoom ba war a mën a tax mu yëkkati lu toll noonu suñu alal ndax suñu xaalis la nag. donc am nañ sañ-sañu wax ci suñu xaalis la jël ko def ko ci terre boo xamante ne ba mu dawee keroog ngeen def seen inauguration deuxième inauguration lu premier bàkkoo ko ndamoo ko
boobu ba léegi lu ngeen nekk di def dafa taxaw. am na nag ñu di fa dem ñoo xamante ne dégg naa ni sax am nañu yittewu wala jotu dem ba foofu pour photo waaye bañ demee dañoo fekk mbir mi taxaw. kon ñu ngi ñaan yàlla 2022 bii gannaaw BRT bii nga xam ne itam def nañ suñu ay milliards nañ xam naka lay mujjee parce que zone bi muy jóge ak zone bi muy dem du zone bi gën a nekk affluence parce que dafa am yeneen zone yu nekk ci digg bi te y a rien de prévu pour def circulation entre ñooñu entre localité yooyu parce que dafa am loo xam ne moo war a jiitu da ngay indi ay ligne ci diggante yi boo paree nga door a mën a defar ligne droite mais mooy terre bi rek soo jëlee ay nit jëlee leen Diamniadio indi leen Colobane te après lan moo leen di jëlee Colobane indi leen Grand Yoff embouteillage bi ngay bañ moo fa nekk ba tey lan moo leen di jëlee Colobane indi leen biir Parcelles embouteillage bi ngay wax ba léegi moom moo fa nekk donc ça revient au même le problème n'est pas réglé mais ba tey rek comme suñu destinée ñoom lañ ko dénk ñun mënuñu lu dul tirer le bilan de ces erreurs là te espérer incha allah rabbi ñu bañ a bàyyi ce pays là entre trop de dettes parce que nag bor yaa ngi bare parce que li yëpp président Macky Sall di engagé ne nit ñi xam ne ay horizon 2035 ak leneen du moom moo koy fay du moom moo koy subir sénégalais yi ñoo koy subir kon sénégalais yi ñu ngi leen di ñaanal yàlla itam 2022 bii yàlla na nekk at boo xamante ne mooy nekk at de réveil psychologique bépp sénégalais fu mu mën a nekk na at bi tax mu yeewu xippi ay bëtam nangoo nekk un citoyen du monde nangoo nekk doomu aduna nangoo yeewu nangooti bañati ñu koy nax-naxee sénégalais bi yal na ko yàlla dimbale yee ko mais itam fullaam ak jomam nañ ko dimbale ba mu bañati jaay carte électeur am ci ay élection di ko jox koo xamante ne tey la koy jox mu lekk souffrir loo ko pendant juróomi at yeewu leen ci loolu fi ngeen war a jaar bañ les achats de conscience bañ les corruption bañ toog seen biir kër bañ croiser seen ay loxo foog ni avenir bi seen yoon nekku ci seen yoon a ngi ci seen yoon a ngi ci parce que yéen a koy subir seen i doom ñoo koy subir dernière ligne droite lañ nekk lii yëpp xeetu politique la inauguration yi ñu fi gis ni yëpp te dañ gis yeneen yu bees yëpp xeetu politique la président Abdoulaye Wade lan la fi inauguré wul aéroport Diass bii tey nit ñi di dem inauguré woon na ko booba pareegul loolu yëpp c'était pour ut beneen mandat tey ay la yeewoon ba sénégalais yeewoo jëlee nañ ko fi kon yeewu leen ngeen xam ne lii yëpp c'est une façon de dire joxaat leen ma majorité ma toog local yi du local kese parce que certes président Macky Sall bu gagné woon local yi sax du tere ñun ñu jëlee ko fi 2024 ñun loolu lañ gëm mais nag warul leen permettre à ce que ñi nga xam ne ñoo ànd ak moom ñu ngemb di gëm di taxaw naan dañuy am courage parce que ñoom ñoo am légitimité loolu nag yéen a koy joxe yéen askanu Sénégal yéen a koy joxe nan ngeen koy joxe ci ay élection nan ngeen koy joxe ci ay taxaw donc vraiment ñu ngi leen di ñaan ngeen gën a taxaw waxu ñu taxaw leen mais ngeen gën a taxaw at 2021 bi tamit li fi am ci ay gaañu ay décès metti na donc dañu ciy profité di jaale askanu Sénégal yépp ci doo xam ñi nga xam ne ñàkk nañ ci seen bakkan ñii ci Covid bi ñii ci leneen ak leneen mais ba ci sénégalais lambda bi kenn xamul te mbokkam kese xam ko ñu ngi koy jaale ba ci ñi nga xamante ne ay mbooloo mi doomu aadama ñoo leen bokkoon bëgg ñu ngi leen koy jaale parce que nag ay nit yu nekk ay référence bu ñu wàññeekoo ci réew rek ala kulli dina am impact bu mu def donc kenn ku nekk yow yaa xam ki nga faatule ak ki nga ñàkk ci at bi ñu weesu ñu ngi la koy jaal di ñaan yàlla yow ak ñi nga bëgg ak ñi nga fonk yàlla bàyyi leen fi at bi di ñëw di wax itam ne am na peut-être benn situation bu metti bu ñu gis fan yi passé dañu waxoon sax ni duñu ci wax parce que ñun situation yu bari léegi bu ñu ko gisee ci réew mi duñu ñàkkuñu capacité d'indignation mais dañuy jéem a préserver wu il faut que ngeen xam ne suñu engagement ak suñu détermination ci xeex injustice ci bëgg suñu réew dara ci kër àdduna mënu koo dindi su ngeen ñu déggee ñuy wax ñu ngi ci su ngeen ñu déggul ñuy wax ñu ngi ci su ngeen ñu gisee ñuy dox ci ay événement ci ay programme ñu ngi ci su ngeen ñu gisul ñu ngi ci ndaxte ay la yéwén yàlla moo ñu nattoo loolu dañu def ko subir xol te loolu dootul dañ kon nag ñi nga xam ne ñëpp ñu ngi jàmbat ni gëj nañ ñu dégg gëj nañ ñu gis ñu ngi leen di rassurer di leen wax léeg-léeg nag da ngay nekk xëy na
ci liggéey bi ak ci yenn jafe-jafe yi ba nga xam ne doo mën a am tuuti porox ndoolu jot bu la may nga taxaw waxtaan ak sénégalais yi mais du sunu manque de détermination wala sunu tàyyi wala sunu bàyyi donc on est toujours là, on est toujours engagé sunu indignation tamit mu ngi toujours à 100% si ce n'est plus mais des fois dafa am situation yoo xam ne su amee ñun dañuy am gàcce ñun au-delà de naqar dañuy am gàcce la ñuy am moom mooy tax ñu toog ci suñu ruqu ba du ngeen ñu dégg damay wax mbir mi dans le vif du sujet parce que bu ay situation amee entre sénégalais bu ñu mettee baa mu naqari ñu baa mu rusloo ñu sax dañu naan nañu bàyyi rek gaañi dinañu waxtaan ci seen biir ba trouver entente muy problème bi ñuy wax ne moom la am ci benn dëkk bu ñuy wax Pout Dagg fi ñu ne daf ñu fa yóbbu ay nit pour di leen denc ña fa ne leen duñ leen denc ndax ay mbiru waasoo ñu dégg ko am ay droits de l'homme yoo xam ñu ngi leen di saluer parce que noonu la nit di def bu bokkee ci réew boo ci bokkee boo gisee lu anormal da ngay indi ñëw balaa ngay lijjanti lan moo am ak lan moo amul da ngay indi ñëw parce que loolu moom mooy le devoir d'un être humain et surtout nag de gens yu nga xam ne dañuy taxaw pour xeex lépp loo xam ne ak yelleef doomu aadama la ay nit yëkkati kàddu ñu ne leen du ngeen denc fii loolu moo nekk la première réaction malgré que dégg nañu ni plainte fekk na leen ci ñu ngi solidaire ak ñoom ci plainte boobu parce que seen rôle la ñu defuñu lu dul seen rôle te buñ deful woon loolu les gens allaient se poser la question ana la fan lañ nekk ak ana lu ñuy xaar mais bu ñu jógee ci loolu boobu ba léegi waxuñu ci mais dafa am parti bi nga xam ne moom la ñu dem tuuma dañu yëkkati ay kaddu daal di tontu daal di wax ne ñoom mbir mi nekkul milieu nekkul mbiru waasoo mais ñu indi beneen situation bu gën a scandaleuse même bu gën a mettital encore parce que ñu ne mbir mi mbiru diine la ñu ne ñoom bañuñu ñooñu ndax affaireu géwal ak géer mais dañoo am réticence par rapport ak ñooñu seen ngëm-ngëm man nag ñëpp xam nañ ni man ay problème personnel u jàmbur duma ci wax mais lépp loo xam ne dafay am lu mu laal ci mbiru constitution bi nga xam ne ñun moom la ñuy xeex di ko sàmm te mu boole ñu ñun ñëpp boot loolu moom ku ci bëgg a wàññi nit as copperet ñun dañuy bañ dañuy jàpp ne lii c'est pas normal parce que constitution mooy charte boo xam ne moo ñu boole te constitution bi dafa jox nit ku nekk mu am sañ-sañu gëm li ko neex ci réew moomu la ñu nekk fekk réew mi nag tëgguñu beneen constitution bu bees bu joxe yeneen anam fii nit ki mën naa woowee boppam bépp xeetu ngëm-ngëm mën na sax bañ a gëm nekk animiste atantuma nag bu gëmee ak nam ko war a mën a fréquenter ak nam ko war a mën a pratiquer loolu moom la concerné ñun duñu dëkk boobu ñun dañuy refuser nekk dëkk boobu dëkku Sénégal boobu nga xamante ne dañuy xàjjale ak ay nit ndax seen gëm-gëm ndax loolu taal na fi dëkk yu bare ñun nag suñu dëkk bi bokkul ci dëkk boobu donc ñuy attirer ñuy wax autorité yi état faible na ba lu mel noonu am ñu jàppoon sax ñenn ñi ni dafa jóge ci ay coutume nag dafa metti pour nga dindi ko parce que nit ki mënoo ñëw aada boo xamante ne ak cosaan lu yàgg nga xëy suba génnee ko malgré que en 2021 waroon nañu mën a rus yu mel noonu ñu di ko dégg ñun ñëpp xam nañu bu ñu hypocrite bu ñu naafeq nañu xoolante dans les yeux ñu xam ni li ñu war a changer suñu biir bare na ndax bare na ñun suñu biir ñoo xam ne ñu ngi dox ak di wax am na yoo xam ne ñu ngi ko yóbbaale ci seen ay aada ak ay cosaan yoo xamante ne tey diine nanguwu ko civilisation nanguwu ko surtout mbiru waaso diine nanguwu ko civilisation humaine nanguwu ko mais ñu ngi koy avancer te ñun ñëpp duma dugg ci détail kenn ku nekk xam nga yaa xam loo doon yaa xam foo boole sa bopp xam nga ni te nag du caaginu kese ñi nga xam ni ñoom ñoo nekk ay géer ñooy jàppee ñeneen ñu nekkul ay géer di leen kaste am na ñoo xam ne sax dañoo jàpp ni ñoom
tey ma jàpp ni man ñeeño laa man maa gën géwal kay jàpp ni man géwal laa man maa gën tëgg leneen ak leneen noonu loolu ci suñu culture la bokk. C'est des choses qu'on doit combattre. Le chemin est long mais dafa am combat yoo xam ne malheureusement ñi jiite ci réew mi bañ ku leen mere bañ ku leen fal bañ ku leen topp tax na ba am na yenn problème capital yoo xamante ne problème yu mag yoo xam ne moom la ñu war a taxaw jàkkaarloog moom xeex ko ndax suñuy xel développé wu ndax suñu nation mën a développé wu dañoo jël problème yooyu tegee leen ne ku ne di leen moytu di leen daw buñ ci waxee sax ñu bare dañuy sëggatu seen i doq daal di avancer parce que bañ ku leen ci tudd loolu nag du wéy ay la yowén parce que léegi dafa am xarayel yu bees yoo xamante ne boo ñëwee ba ko génnee télé bañ rajo bañ parce que ñoom am na loo xam ne dañ koy bañ seen bopp parce que bëgguñu lépp luy xaajale askan wi mais di nga fekk yeneen xeetu réseau yoo xamante ne site internet yi ak yeneen xeetu xarala yoo xam ne sa wax mën nga xëy tey Sénégal yëpp jot ci parce que problème boobu wax nañ ko du problème bu bees mais nag l'état doit taper sur la table parce que bu ñu demee ba ku woowee boppam chef de village ku woowee boppam autorité jël seen taxaw woote point de presse ay télé ki rajo ki site internet wuyu si ko mu taxaw ne ñun suñu problème ak ñi mooy ay yàlla lañu loolu moo tax ñu bañ ñu suul fi lii ak ñu bañ lee ak ñu bañ lale je dis c'est extrêmement grave ndaxte loolu moom amul fu mu bokk suñu constitution ndax ay mbiru waaso c'est scandaleux mais c'est nos traditions on peut accepter que suñu tradition ñu ne am na fu mu yem ba léegi ñu ko dem lijjanti ndànk-ndànk mais ay mbiru gëm-gëmu nit moo war a mën a tax ñu ne nit ki fii doo fi suul sa doom wala fee doo ko fi suul képp ku ko wax war ngaa am gàcce yow doon doomu aadama waxuma la ak nga doon sénégalais war nga am gàcce boobu parce que àdduna fi mu toll am na suñu ay mbokk yoo xam ne ña ngay dee ñu leen di suul ci ay cimetière u tugal ay cimetière u catholique ay cimetière u juif ay cimetière u leneen ay cimetière mixte yoo xam ne doomu aadama yépp a fa nekk te yàlla doomu aadama yépp la sàkkul tubaab bi mu gën naar bi sàkkul arab bi mu gën nit ku ñuul bi ñépp a bokk yem ci kanamu suñu borom yéen ba léegi ngeen di gën a lente armeeru Yoof yi boo fa demee ci sëg yi ku ne fa ne julite nga fa yéefere nga fa musuma dégg ci àdduna fu ñu waxee armeer yooyu jullit nga doo fi dugg murit nga wala laayen nga wala xaadir nga kon c'est extrêmement grave que nit ñooñu am fit bu taxaw bu toll ni jëlee seen micro di def point de presse naan dañuy leeral ak dañuy setal ak dañuy wax ne du mbiru géwal ak géer mais mbiru yàlla la ak ñun ay jullit lañu parce que ñii lii lañ wax parce que ñii lee lañ wax looloo tax ñu yëkkati suñu kàddu ba am audace wëlbatiku naan dañuy porter plainte ay nit parce que nit ñoon dañoo condamné seen acte loolu yëpp nag su amee autorité ya demoon wuyu ji ya leen dalaloon muy préfet sous préfet ñooñu may leen ne leen dem leen ngeen suul fee en attendant loolu la waral ñun suñu yoon nekkul ci sëkk yooyu naka la amee ak naka la amee mais dañu ne c'est inacceptable fi Sénégal tollu tey ak li Sénégal di aspirer dans l'Afrique et dans le monde ñu dégg ni au Sénégal am na ay nit ñu discriminer seen ay moroom ne fii dañ leen di suul loolu duñ leen suul fii ak ñun lu suñu ay maam dund ak lu suñu ay maam jaar yu metti ñu jaay leen fu nekk mbugal leen lu nekk tey ñuy ñëw ci suñu biir dëkk ay nit ñu bokk benn xeet benn deret di xeex ci seen biir ndax ay mbiru kii gëm-gëm la wala kii waasoo la loolu c'est un précédent dangereux te dafa am ci 2021 bi kon mënuñu woon bàyyi at bi di jeex te yëkkatiwuñ suñu kàddu parce que gàcce lañu ci am bi ñu ko déggee naqar lañu ci am bu ñu ko déggee naqar ak gàcce te dañu ne nag ñun bokkuñu ci ñun nga xamante ne situation day am ñu di koy raay-raayee wala ñuy ragal bañ cee luñ ci nit ñi xalaatal ak luñ ci nit ñi waxal ba duñ ko wax donc ñooñu noonu yoon dafa war a dal ci seen kaw cimetière bu amee cimetière mixte ku dee lañ fay suul ki dee jullit la catholique la du gëmul leneen lu mu doon loolu du yoon waa cimetière bi parce que ki xas ba dee wuy ji na boroomam ku koy atte boroomam moo koy atte du yéen ñuy dund yéenay atte kan moo dee war a tëdd fii wala kan moo warul tëdd fii ndax ku xas ba dee rek yow wuy ji nga sa boroom
ak àdduna bi moomuñu la sa yàpp doo nga fa nekk day nëpp ñu sànni bu ko lu mu fa yàgg-yàgg day nëpp nekk ak saxi lekk ko ba mu jeex tàkk kon lan moo war a mën a tax ñu war a denc doomu aadama situation bu mel ni di am depuis plus d'une semaine les gens se sont dit gàcce gi ñu àndal nañu noppi lii buñ ko wax ñu wëlbatiku ñooñu di jël kàddu di yëkkati di wax ci kaw di expliquer di justifier ñun de lii moo tax ndaxte ñoom dañuy ñëw duñu julli duñu woor duñu génnee asaka loolu moo tax ñu ne nangam ñooñu ban droit la leen yoon jox ba ñuy décider kan la ñuy denc ak kan lañ du denc beneen bi mooy ban droit la leen autorité muy constitution wala loi may ba ñu am sañ-sañu ñoom tëralee ko noonu donc foofu ñu ngi demander ana état parce que nag ñoom nee nañu dañu wax ne ñu ngi interpeller chef de l'état la ñu wax ne moom la ñu interpeller ko pour que chef de l'état daal di mën a wax ci loolu ñu ngi xaar nag chef d'état bu dee Sénégal ku jóg interpeller Macky Sall ñu ngi xaar Macky Sall même bu dul moom mais de par ses autorités naka la ñu war a mën a taxawee ci mbir mi naka la ñu mën a taxawee ci mbir mi naka la ñu war a mën a répondre à ce problème là pour que plus jamais dans nos oreilles ñuy dégg problème yu mel ni pour que ñu dootuñu mën a déggati yu situation yu toll nii ñu koy dégg ci réew mi muy am loolu daal ñu ngi koy ñaan di ñaan yàlla 2022 indi jàmm ak salaam mais 2022 tamit jox ñu des réponses à ce genre de pratique que plus jamais ci àdduna ñuy dégg jaaru xeetu problème yu mel nii nga xamante ne honoré wuñu ñun africain problème yi honoré wuñu problème yi ñaaw na ci suñu der ñaaw na ci ñu koy traduire àdduna ñuy wax ne lan moo xew fii ñu ne lii moom moo fi xew kon nag souvent dañuy am problème yoo xam ni problème la yu ñu am par rapport ak civilisation problème la yoo xamante ne problème la ak colonisation problème la yoo xam ni problème la ak gestion mais malheureusement problème la ak nous-mêmes ak sunu ay coutumes ak sunu certaines croyances yu nga xam ni c'est ancré en nous ñu war a def liggéey parce que lépp lu nekk ci sunu aada ak cosaan lépp bonul lu baree baax ndax lu bare moo ñu tere ba tey ñu dugg ci yenn bases yi mais nag li ci bon nañu ko seppi sànni parce que buñ ko seppiwul sànni sunu njaboot gi dañu nar a réer parce que xale yi mënuñu gëm yenn yi te bu ñu gëmul yenn yi mën nañu dem ba du ñu seppi rek de lii laay gëm ak duma gëm lii dañuy mujjee jël lépp def ko paquet sànni ko duñu gëm dara donc on s'étonne lan moo tax sunu doom yi seen gëm-gëm wàññeeku par rapport ak yenn xale yi yenn génération yi mais genre yenn xeetu tradition yi tamit bokk na ci parce que xale boo koy wax loo xam ne du ko gis wala mu gis le contraire bu yàggee mën na dem ba dootu gëmati li nga koy wax te lépp la jël sànni te nag si sunu société bi ñu am du lépp la ñu war a sànni parce que on va vers des lendemains sombres adduna bi moo mel noonu nit ki da ngay soxla base da ngay soxla ay référence te référence yooyu ci sunu cosaan la nekk ci sunu aada la nekk ci sunu nekkin la nekk kon nag nañu góorgóorlu ñun ñëpp moo xam ni nekk ci société bi moo xam ni nekk ci mbiru àdduna moo xam ni nekk ci mbiru diine ku nekk ci ñun jóg taxaw ba yenn pratique yi nga xam ne sax indeegul problème mais xam nañu ni baaxul te dina mës a jur leneen ñu jéem koo dindi jéem a sensibiliser nit ñi ci ñu romb ko bàyyi ko ci ginnaaw bu ko defee loolu dootul mën a indi ay problème ci sunu biir donc vraiment loolu moom mooy li ma gënoon a metti ci 2021 bi te ñu dund ko fan yi passé ma ne woon naa bàyyi ba fin d'année bi su ma yàlla mayee ma mën a def ak nit ñi vidéo dinaa ci wax ay la yéwén sama xalaat du càgginu wax bi dama jàpp ne solution la mais dama jàpp ne rek gannaaw dana bokk ci réew mi suñu xalaat xëy na am na ku mu doy donc lu mel ni bu amee ñu war cee mën a yéey yàbbi nu weesu loolu nag maa ngi jox rendez-vous ñëpp en 2022 incha allah yàggatul dans quelques heures mais pour certains dans quelques jours quelques semaines pour nouvelle orientation ci ni nga xam ne noonu lañ bëgg a taxawee ci réew mi ñëpp xam nañ ni bokkuñu ci élection locale yi
mais incha allah ça nous intéresse parce que ay citoyens lañu donc bëgg nañ ci taxawaay bu am solo voter et faire voter mais bëgg nañ ci itam taxawaay boo xamante ne itam dinañu def tamit yeneen proposition dans la citoyenneté ci avenir u réew mi ci yeneeni taxawaay yoo xamante ne incha allah dinañ ko partager ak yéen partager ko ak population yi donc loolu laa amoon lu may wax di souhaiter par anticipation une bonne et heureuse année 2022 di leen ko re-souhaiter waat encore di leen ko re-souhaiter waat di leen ñaanal yàlla ngeen fekke ko ngeen am jàmm ak salaam et puis di wax ne ñëpp baal naa ñëpp àq itam ah parce que àq du tuuti mais maa ngi baalu itam maa ngi baalu ñëpp àq parce que du ñàkk wax yombul surtout wax ci lu ñëpp bokk il peut arriver que nga offensé nit tey da ngay gis koo xam da nga ko offensé tey suba nga wax lu ko neex mais moment bi nga ko offensé peut-être que t'as pas eu le temps de t'excuser donc maa ngi baalu ñëpp àq képp koo xam ne rek mës nga dégg ay kàddu yu jóge ci ñun metti la ñu ngi lay baalu bu loolu weesoo maa ngi baal ñëpp àq itam di ñaan yàlla mu boole ñu baal incha allah merci Titi Camara merci beaucoup merci merci beaucoup c'est gentil Bouba Mané mu ne on vous attend merci beaucoup cher Charles Thiam maa ngi leen nuyu ma nuyu juste quelques personnes yu ma gëj a gis voilà am na ñoo xam ne itam bon ku nekk ak li la soxal Jacob Seck merci beaucoup longue vie aussi OG Alu nee na longue vie aussi Bouba Mané waaw boo demee inbox dinaa la jox suma contact merci en tout cas à tout le monde am na ñoo xam ne aussi ils pensent qu'on est blanche hein c'est les filtres filtres yi la hein c'est les filtres qui changent les teints mais c'est pas on n'est pas comme ça hein c'est les filtres hein filtres yi day leer hein voilà donc c'est les filtres leen topp yooyu bu leen topp yooyu filtres yi rek ce n'est rien d'autre voilà Matar Sow merci bonne heureuse année Moussa Sow bonne heureuse année 2022 une année de succès hein de réussite bu baax a baax ci lépp lu ngay def Tafalo merci beaucoup depuis l'Espagne ci kanam tuuti nag réseau bi dina bloqué donc aussi on doit être un peu aussi avec la famille les enfants et tout ça donc moo tax léegi rek la ñu gën am tuuti temps Maria Tal bonne année aussi ma chérie bonne année à toute la famille Tatiana aussi je lui dis bonne année Matar Sow ok amin ñu bokk lépp yàlla def année xewal année boo xam ne année de victoire hein et de succès Adama Oulare bonne année aussi bonne année Mm. et puis vraiment su ngeen ma gisulee nag xam leen ni maa ngi ci jàmm ah maa ngi ci jàmm bonne année à tout le monde des fois bon voilà liggéey bi famille bi et tout ça rek mooy tax bonne année à tout le monde ah, voilà donc j'aurais bien voulu Ibrahima Thiam bonne année aussi oui ça fait longtemps c'est ce que je disais tout à l'heure ci kaw live bi que maa ngi fi ah donc des fois du ngeen ma gis rek ngeen foog ni dara la mais du dara maa ngi fi merci Barry Traoré Rama Barry Traoré merci et puis bonne année aussi bonne heureuse année à toi aussi pareillement Hmm. Yéen ñëpp bonne heureuse année j'aurais voulu être là toute la soirée pour dire bonne année à tout le monde je le dis et puis tout à l'heure je ferai une petite vidéo avec juste le bonne année sinon voilà et sinon voilà je vous enverrai plein de cœurs hein j'aime tout le monde hein tous les gens aimables je les aime les gens injustes je les combats donc voilà. On continue comme ça hein. On espère
que 2022 dinañu may ñu gën a sage tuuti ñu gën a calme avec moins de xadar Tafa Sène avec moins de xadar yàlla baax na yàlla mën na ko. On essaie de faire ça hein, parce que bon on peut pas être non plus tout le temps bouillant, il faut de temps en temps ñu calme tuuti mais nag bon tant qu'il y a des injustices il y aura des indignations et on sera là, on sera toujours là. Donc yal na yàlla may ñu fekkee au revoir et puis bonne heureuse année. Allez bye bye bisous tout le monde.